mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci baatu askan wi la ca gën a fës ci bopp xibaar yi ajuma tey ji di bëccëgu dëj goo xamante ne Sénégal ñu ngi fàttaliku ñi faatu ci wax yi ci yoonu Espagne Barça wala Barsaq ba tax na jaaree ko ci réseaux sociaux yi tey ji xëy nañu fàttaliku ñooñee di way dawlu waaye nag fàttali nañu nguur gi la leen war ngir mu mun a taxaw askan wi ba ndaw ñi dootuñu mun a jël gaalu looco yi daa ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi tàngoon na jër foofee ca quartier Belfort ma nga ca Ziguinchor njaw na doon ñaxtu dem sax ba gàntal dem ak dikk ba la ñuy sàkku mooy ñu fexe ba leeralal leen yoon googee nga xamante moom la ñu duppee yoonu CEDEAO tey jaar ca quartier ba lëndëm crise la def ba tax na ñàkkum kaaraange bu tar la ñu fay dund saay su ne coowal suuf ca Bambey coow loole nag ci diggante askan wa fa yeewoo ak waa mairie ba mujjee na teeri ji ca tribunal collectif gi taxaw ngir sàmm suuf sa ne ca Bambey ne dàquñu sax ba kalaame mbir ya fu mbaxana doone benn foofee ca OFNAC daa ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi dañ ci toftal ñaareelu xaaju xibaar yi ñeel bitim réew laata ñuy ànd ak yéen ci xibaaru tàggat yaram li ci yéen kay Omar Bun Khatab Gueye mbokk yi bu nees ki sama dikk ak yéen ci yàttalum xibaar yi. jàmm ñu fas yéene ko door rek musiba mbaba kumba gi am ci géej gi lim bu takku ci ay ndaw faatu nañ ci Sénégal xëy di jooy ay doomam jaare ko ci réseaux sociaux yi ci xarale yu bees yi bokk na ci ñu bari ci askan wi xëy di fàttaliku way dawlu yooyu nga xamante ne jëloon nañ fi gaal bugg a dem ca bitim réew bokk na ci seen bakkan mujjee des ci biir ndox mi ngir fàttalu leen ak i tamit bàyyiloo xel nguur gi ngir mu taxaw ndaw ñi ci wàllum xëy ak leneen ngir dootuñu mun a jéggaani dem ca bitim réew ci anam yu dëppoo ak yoon ñi taxawu googu lépp liggéey jaarale ko ci xarale yu bees yi Moubarak Wade ca la bokk jokkoon ak Safiatou Cissé. suñu initiative muy Soto dañoo fas yéene woon def benn marche nationale demain le 14 mais bi ñu gisee ni am na ay ndaw yoo xam ni def nañ initiative bu deuil numérique national ñu ne nañ bokk ci initiative boobu bàyyi li ñu waroon def samedi léegi nag lenn rek la ñuy demander population yi bu ñu yem si naqarlu kese dañoo war a naqarlu waaw waaye suñu paree rek dañoo war a génne ay solution yi nag lan la tey ndaw yi nga xam ni dañuy dem dañoo wax ni ñoom amuñu liggéey dañoo bëgg dem teral seeni waajur au moment où ay jamono ñoom muy par exemple ñay napp suñu daan dem géej suñu ñëwee kenn ku nekk au moins di nga am benn million loo xam di nga si sutur lu jàppale say waajur waaye ci état bi jëlee ñu maintenant ay bateau de pêche jël ay accord ñoo xam ne tey dañ seen moyen moo ëpp doole suñuy bos ndaw bi doon dem ci géej amatul moyen kooku sonal nañ ko alors que l'état dafa waroon jël benn responsabilité ci wàllu moomu noonu accompagner leen ñun responsabilité bi nag c'est partagé ndax dafa fekk ni dafa metti dama war a dem ci dem aman boo xam ne jaarut yoon wala état bi tamit dafa war a jël ci moyens yi nga xam ni accord yi nga xam ni def na ko ak état yooyu ne leen samay ndaw ñun Sénégal da nga leen di bàyyi suñu bëggee génn da nga leen koy yombal bu gaaw bu baax a baax pour que ngir ñu dem suñu demee foofu ñu xam ni wax dëgg yàlla affaire bi fii ni ñu la nekk Sénégal donc du ñu ñee kenn li ñuy demandé tey mooy action bi mooy tey xam nga fekkee Sénégal l'état dafa ñëw joxe ay accord ne leen da 8 milliards la ciy gagné ñun ndawu Sénégal war nañ mën a wan Sénégal kon que ni ñun soxlawuñu 8 milliards te ñun mën nañ la jox plus de 8 milliards muy 12 milliards wala 24 milliards fekkee Sénégalais bu nekk dafa war a joxe benn 200 francs soo ko doolee ci année bi mu nekk 2400 loolu war nañ mën a ñëw sot ndaw ñi naka nag lañ leen di sotee mooy ka am xam-xam ñëw andi xam-xamam ci ndaw ñi jàppale leen wan leen ni dara jeexu fi lépp mën nañ ko am Sénégal. bu fekkee ne am na ay ndaw yu génn réewum Sénégal ngir wuti koom ca bitim réew am na ñoo xamante ne fii la ñu fas yéene desandi béy fi seen waar ci ay multi service yoo xamante ne ña ngi fay yëngu bu fekkee ne sax koom-koom nga demeewu ni ne ñu ngi ci gis seen bopp yooyu les multi service dañ ciy teewlu reportage yu Serigne Dieye. jamono ju ndaw yi réew mi bëri soobu géej gi ngir dem tugal ba di sa ñàkk sax seen bakkan am na yeneen i ndaw yu des ci réew mi tey yëngu ci seen i métier ñi ci mel ni ñiy gérer multiservice yi. wala plus de 2000 parce que ngay dem benn gérant multiservice nga fekk fa ñett nit ñuy liggéey ñii dañuy nekk transfert d'argent ñii di nekk accessoire portable ñii di jaay café ñii di jaay ay produits cosmétiques. man maa ngi ci depuis 2015 mais am naa ci ay employés quoi am naa ay points yoo xamante ni employé naa ay étudiants et autres am nañ ci ay emplois man na créer ay emploi quoi en fait. ndaw yi di gën di bëri di soobu ci mille métier donte ay jafe-jafe yu bëri la ñu cay fekk. dañuy am problème comme par exemple bu ñu defee virement jot sa xaalis problème de réseau
yooyu la ñu gën a jànkonteel quoi dañuy am problème de réseau problème sa xaalis ay nekk ci plafond yi pour nga jot ci problème la chaque jour ñu rencontré ay arnaqueurs des fois ñu envoyé la ay liens yoo xamante ne ay hackers ñoo la koy envoyé donc pratiquement moom doo jug ci problème yooyu quoi waaw agresseurs yi également insécurité bi bari na ay problèmes yi ñuy rencontré. ñuy sàkku ci nguur gi ak gunge lu ca mel ni ay financement. ñoom manque d'accompagnement comme exemple les fonds destinés à la jeunesse surtout l'employabilité de la jeunesse ñun gisuñ suñu bopp ci boobu mooy comme exemple selon au côté de la DER amul benn financement moo xam ne gérant multiservice gis na ko FONGIP ak ministre de la formation professionnelle aussi et tant d'autres fonds yooyu dañ koy dégg rek parce que clientélisme politique lay nekk. agression yeeg cambriolage yeeg càcc yi multiservice yi bokk ci bërëb yi samba boy yi gën a tàmm monte ci jamono ju barça wala barsàq gi xewaat ndaw ñu bëree nga cay yëngu muy liggéey bu mën a jurum xëy. mangoog njiitu réew mi Macky Sall ca Paris googe la tonto Emmanuel Macron mi àddu woon ci caricature gën gi mbindeef njiitu réew Macky Sall am na ci lum ci jot àddu démb ca Paris kàddoom yooye naka la ko kuréel gi boot imam yeeg ulema yu Sénégal jàngate dañ ci teewlu imam El Hadji Omar Diène àdduna ci micro Xooxaan Ndong. lu baax la mu dem foofu parce que dañuy wax les retardataires ont tort wala ceux qui étaient absents bu ñu jëlee décision sa ginnaaw moom mooy représenter Sénégal. une partie c'est-à-dire du musulman yi rek mais fait bi moo tax nation bi la dem représenter ji foofu boo foo demee war na fa jël de décision ferme ne Sénégal lii la ñu wax Sénégal nii la ñu gisee te yéen it tubaab yi foog ngeen xam ñun ni ñu doon ak ni ñuy dundee ak ni ñuy defee ndax ñun dañu nekk ci diine tere ak diine santaane te du ñu nangu it kenn du ñu nappaaje loolu moom waroon ci jël ay décision ferme parce que foofu lañ ko waroon waxee kuy tooj Mouhamed nag wala ku koy caricature da nga ko xamul mais bés bu la feeñoo nga xam ne kookoy Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam moom dafa jàpp ne ñu sommes dans un pays laïque wala nous sommes dans un pays démocratique ñoom politique rek moo leen intéressé wala moom la ñuy doxal maanaam it ñoom dañu war a xam ne ci diine ji la ñu bokk bés bu ñu toonee diine ji war nañ ci àddu war nañ ci wanewu war nañ ci taxaw comme ni ko Erdogan defee mais xëj na ñoom dafa am lu ñu ciy seet mooy seeni intérêt politique wala seeni intérêt diplomatique mais dañu war a ñëw wax ci wax ji bu ko fekkewul tamit mu yónnee kenn ndax bari na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ko wër mu leen di fay weer di leen di toppatoo ñu nekk ci ay conditions yu baax donte jigéen la sax mu yónni kenn ku jigéen ne ko demal ma ca ñoom ñëwuñu mais nit ñi taxaw nañu te wane nañu seen bopp ndax l'islam dañ ko war a défendre yaakaaruñu ci nguur nag pour défendre l'islam. coowal suuf ca Bambey dox diggante kuréel ga boot ngir sàmm suuf sa fa ne ak waa mairie ba bokk na ci sax keetu kalaame jib na fa ba dossier ba teri ji na ca OFNAC santaane nag ngir yoon mun ca amal gëstu bu yaatu ca na mu gën a gaawee foofee ca Bambey Ibrahima Souleymane Ndiaye mayor seen kaddu àdduna ci micro Mamadou Matar Sarr. ndax yëf yi dafa am fuñ ci toll foo xam ne foofu mbiru yoon dafa commencé enclenché wu. plan d'action lañ mën a def pour. ñi nga xam ne dañ leen jaay doole di leen xoxatal di leen jaay doole di nangu seeni kër di nangu seeni tool di ko jox ñoo xam ne amaana sax amuñu lenn lu leen lëkkaleeg Bambey ñuy xool nag yan pexe lañ mën a def pour gën a mën a protéger ñooñu. ñun ci boppam muy collectif pour la protection des terres de Bambey mbirum yoon fii nga xam ne fa lañ ci toll mooy li suñu avocat def suñu naataango mi asta ko def ko ñu ko ciy jaajëfal tamit muy plainte d'avocat bi nga xam ne yóbbu nañ ko OFNAC. yóbbu nañ ko section de recherche tribunal de grande instance de Diourbel yóbbu nañ fa suñuy plainte ndax booy wallu da ngay dem ci république nga yuuxu fa waaye ñun duñu taalip na duñu nekk ci mbedd yi di jàmmaarloog force de l'ordre duñu ko def on est des gens responsables dañuy aw fi nga xam ni fa la yoon tracé pour citoyen sénégalais bi jaar fa ndax ñun ay responsable lañ noonu la ñuy xeexee waaye du xeexu ay dóorante ko fañ du xeexu nga romb nit ki di ko wax ju ñaaw déedéet noonu la ñuy xeexee te it bëgg nañ ci am gain de cause di ci rappeler waat aussi le président de la république mu gën a bàyyiwaat xel Bambey. lu njëkk li mooy ñun ñi nekk bay dëkk bu nekkuloon ne dañoo am yar wala ñu am ay xel di muñ benn tojante bopp am na fi te sax mënoon naa nekk sax te suñ ñu ni neen suñ biir ndax xam nga li tax nga ñëw fekk ku dëkk nga indi fale jaambur mu jël këram. kookee nga xam ne moom lañ jël këram nga ñëw ne ko demal kër diw kooku bu war a jóg foofu kali nga xam ne mooy kenn xamul fam dëkk mu ñëw jël këri kooku kii ñëw jël këri kii te fekk ay dëkkandoor nañ xam ngeen ne loolu bu ci xel nekkul rek ay xeexoo dina am.
Belfort ab quartier la gu ne ca Ziguinchor ndaw ña fa yeewoo doon amal doxum ñaxtu taal jëppet panoya galal itamit yoonu ya ba kenn amatuloon fu muy jaar la leen yitteel mooy fexe daal ba defaral leen lamp yaak mbedd ya mun a leer nañ doon na seen càkkuteef ne lu ko mooy fileek ay fan daañu yëgluwaat foofee ca Belfort Abdoul Khadre Seydi mayor seen kàddu àdduna ci micro Amady Khalil Diémé. quartier yëpp wow nañ loolu moom natt boobu moom ñu ngi koy ñaawlu moo tax ñu jóg tey pour barrer 54 bi état nañ autorité nañ ñu delloo électricité bi accident yu am par semaine ñëpp gis nañ ko dafa bëri du yoon 54 décembre ba décembre lay takk wala autorité moo ñëw ñu taal 54 bi du yoon loolu moo newoon suñu ñaxtu bi buñ defulee dara ñun dañuy continuer di ñaxtu rek ñaxtu lañu am ba bés bu ñuy am ndam ñaxtu rek lañ fi am. mangoog ñaxtu nañ ko foofee ca quartier Belfort ñeneen ñu ñaxtu ca Ziguinchor bokk na ci école ya fa ne groupe scolaire Mamadou Gassama ak François Intab ñoom joxoñ nañu baaraamu tuuma ña nga xamante ne daanaka ñoo ne ca peggu école yooyu le loolee sax dem ba gàllankoor seen njàng ma saay bu année scolaire bi taxawee jot nañ ko fa méttitlu dañ ci teewlu Ousmane Dieyite mi yor seen kàddu àdduna ci micro Amady Khalid Diémé. te ñun lu ñu war mooy ñun ay jàngalekat lañ dañuy dënk ay doom yu nga xamante ne ay doomi jàmbur lañ ay doomu nation bi la donc ñooñu suba ñoom ñoo nar a diriger dëkk bi donc ñooñu dañ nar a nekk ci condition yu baax ci kii école bi donc bu ñu gisee ni ci tout au long du mur de clôture mu am ay conteneur mu am ay fil yi nga xamante ne xale yi bu ñu génnee xamuñu leen di gaañ ñun mag yi ñoo ko xam donc nan lañ mën a jël suñu devant ñu attirer attention autorité pour ne leen attention fii dafa am ay conteneur dafa am ay fil électrique yi nga xamante bu ñu ko fi seetaanee rek xale mun na fi dee te tamit du ñu seetaan bëgg benn nit ba ñu lool askan bi yëpp donc kii moom lu ko arrangé lay xool mais ñun lu ñu arrangé ak lu arrangé xale yu nga xamante ne ñoom la ñu dënk ñun loolu la ñuy xool du ñuy xaar na ba benn xale dee ñu soog a dine dañuy jóg pour dina dañuy yuuxu déedéet alors qu'il est temps dañuy jóg ñu alerter attention attirer attention kii autorité parce que autorité ñoom ñoo nar a sécuriser xale yu nga xamante ne ñoom ñoo nekk di jàng donc xale yi c'est pas parce que suma doom nekkul ci école bi que may minimiser danger yu nga xamante ne xale yooyu moo nekk seen kaw donc je crois que autorité ku nekk nag calculer ni élèves yi fi nekk samay doom lañu et comme samay doom lañ nan naa mën a jël ay matukaay yu nga xamante ne xale yooyu dinañ jàng ci conditions yi nga xamante ne bu ëllëgee dinañ mën a rivaliser ak yeneen xale yu nga xamante ne ñu ngi ci yeneen dëkk yi. lan mooy jafe-jafe yi. ñoo jafe-jafe mooy kii bi bruit bi d'abord da ngay nekk di expliquer leçon nga jékki-jékki nga digg bruit bi ne pang da ngay tiit yow enseignant bi sax yow da ngay tiit xale yi dañuy tiit. deuxièmement gis nañu ni am ni camion yi nga xamante ne dañuy def marche en arrière ba ñu mbëkk mur kii bi mur de clôture école François Ntap boo leen defee tour bi di ngeen gis foo xamante ne am na foo xamante ne gars yi dañuy kii suure mur yi ay briques yu bees ñoo fa nekk yooyu mooy wone par endroit ni foofu la camion yi mbëkk mais imaginez camion mu def marche en arrière mu mbëkk mur bi au moment où xale nekkoon récréation briques yi daanu ci kaw benn xale lan la ñuy wax ndogal yàlla mais il faut pas que nit ñi di jël le bon Dieu comme étant responsable suñu fautes yi wala suñu péché yi à un certain moment donné il faut que nit ñi ñu mën a toog ñu seet seen bopp xool def seen autocritique def seen auto analyse seen auto évaluation c'est pas parce que am naa xaalis que lu ma neex ma def suñu bakken mi ngi soxoti gerte bu baax a baax. lu aju ci njàng meek njàngale mi ca diwaanu Matam ne lépp yemb na ngir ñu soobu ci année scolaire gu mucc ayib ki ko xamle di inspecteur d'académie Gafane ca Matam Mbaye Babou lay wuyoo ay kàddoom lañ ci teewlu ci micro Amadou Issa Kane. bu mu ñëwee tey fekk nañu enseignants yi muy professeur muy maître ñu nekk ci biir classe di développer ay leçons te ñu ci bare ñu ngi développer leçon sensibilisation sur la Covid. donc loolu nekk na lu baax xale itam ñëw nañu jàng ci seen waajur yi accompagner nañ leen ñu ci bëri vraiment li ñu gis daal dal na xel dispositif de protection bi tamit mi ngi en place ndax lave-mains yi ñu ngi fa am nañu ndox eau de javel yeeg savon yi gis nañ ko masque yi tamit gis nañ ko ci xale yi loolu vraiment am na solo lool. ci wàllu jàngalekat yi gis nañu ko ñu bëri di ñuy faral di ñaan affectation ndax loolu du gàllankoor école yi. waaw loolu moom bu fekkoon dafay nekk noonu rek dana gàllankoor ndax xam nañ ni Matam nekk na région de départ
chaque année lu mel ni day am ndax chaque année da nga gis corps enseignant boo xam ni engagement 5 ans bu mu war a def dans la région mat na ñooñu moom dañuy dem ndax gestion démocratique du personnel la ñuy def waaye ministère xam na loolu xam ngoo xam ne chaque année tamit dañuy jël matuwaay yi ñu war a jël yépp pour jox ñu limu enseignant yoo xam ni dina tax loolu duñ ko yëg loolu nag dañ koy boole ñu nag liggéey bu ñuy liggéey pour xam enseignant bu nekk fi nga nekk nan nga fa nekkee ñaata waxtu nga fay yëngu bu fekkee mën nañ la jële foofu yóbbu la feneen ci loolu yëpp waxtaan wu ñuy def ak chef d'établissement yi ak syndicat yi. ca commune bu Kër Moussa ca diwaanu Thiès maire gox ba jukki na jumtukaay yu bëri ay fourniture scolaire yu mu jagleel élèves ya ne ca gox ba ngir mun leen a gunge ci at mi soññaale na itamit nguur geek jàngalekat yi ñu teel a diisoo waxtaan ngir mun a itamit déggoo ci at mu mucc ayib dañ ci teewlu Ibrahima Ndiaye ca Kër Moussa. at bu ne jaraaf bu commune bu Kër Moussa Momar Ciss dina séddale rek ay fourniture scolaire daara yi nga xamante ni ñoo nekk ci bokk moomeelam ngir rek jàng beeg jàngale bi mun a mucc ayib. tey dañu woote woon fii pour que ñu war a mën a joxe ay fourniture scolaire yoo xam ne dafay jëm ci l'école yi. chaque année nag nii lañ ko daan defee pour teel ko joxe ndax xale yi aussi ñu mën a am tuuti ci matériel yoo xam ne dañu ko mën jëfandikoo. mu doon ubbite école bi nga xamante ni dafa tolloog mbas mi nekk ci réew mi te génn gu fi moo tax respecté protocole sanitaire bi mooy tax mbas mi di mun a law. atu ren ji comme ni ma ko waxee sànq da di at moo xamante ne dafa xaw a particulier. pourquoi parce que daf ñu fekk ci benn feebar boo xam ne depuis 7 mois ngi nii ci la ñu nekk léegi nag xale yi war a delluwaat ci classe yi bu ñu waree dellu ci classe yi du caa génn nag dañu war a wut ay fourniture jox leen mais nag comme année bi ni mu demee la il faut que ñu jël ay mesures pour que aussi mën a jéem a protéger xale yi parce que xeex bi ñuy xeex aussi jeexagul te nit ñi dañu gaaw a bàyyeeku te bu ñu nee rek cas yi mu ngi wàññeeku mais nañu fexe ba def loo xamante ne aussi dina tax cas yi wàññeeku bu gën a mu jeex tak ngir année scolaire bu mucc ayib te amul benn gerew enseignants yi syndicalistes yi ba ci état dañoo war a rek sukkandiku ci waxtaan ak diisoo bu nu sukkandikoo ci maire Momar Ciss mu ngi xamle sax état wu Sénégal moom it dafa war a fexe rek ba li mu wax ak ñoom mu def ko. waaw enseignants yi aussi li ma leen di ñaan rek mooy ku ci ne xam na ne liggéey boo gis am na ay jafe-jafe mais nag wàllu njàngale dafa doy waar ndax li tax mu doy waar benn maître mooy toog yore lu mat juróom fukki élèves wala juróom benn fukki élèves donc mel na ne tout ay famille yu bëree bëri la ñu dajale moom mu yore ko te xale yooyu aussi njàng mi ñuy def mooy seen avenir te avenir boobu warul am lu ko jar man gis naa ne war nañu mën a am lu ñuy wax am lu ñuy négocier mais nag toujours ñu respecter yoonu école bi xale yi di jàng mu bañ a am rupture. ci délem fourniture scolaire bi nga xam ni moom jaraafu commune bu Kër Moussa da koy def ubbite école bu ne loolu nag da koy jagleel école yëpp muy daara alxuraan yi école élémentaire moyen ba ci lycée yu nekk ci commune Kër Moussa Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. ñu ngi koy jaajëfal Ibrahima Ndiaye yegg si nañ ci xibaar yi ñeel bitim réew ak Mamou Diaby Gassama la ca gën a fës mooy la xew ca Éthiopie. te Éthiopie bi mooy guletu yoon ñi daal di gis ne rek ay doomu aadama yu bëri daal di ñàkk seen bakkan ci fitna ba nga xamante ne moom moo fa jolli ay télécommunication ak ay yoon lépp lañ coupé ca région ba gannaaw ab jaamarlo bu tax bi mu amee diggante ay forces de défense éthiopienne gouvernement fédéral ak front de libération des peuples du Tigré bi la fitna sax tax na ba ay téeméer doomu aadama daal ci ñàkk seen i bakkan ci fàttali sax massacre bi mi ngi doon am ni kii juróom-ñeent fan ci weeru novembre ca ville bi ñu duppee Mekadra te nekk ca Tigré bu ñu sukkandikoo ci Amnesty International mi nga xamante ne sax nee na ay téeméer doomu aadama ñoom lañ jot a rey gannaaw bu ñu leen jàmmee Amnesty International daal di wax ne tamit ni jot na def ab gëstu bu yaa ci dalwaay ya nga xamante ne jotoon nañ fekkee bi la fitna. France daal di dëggal ni ki aljuma ci génn ko àdduna Ba Ag Moussa di ka nga xamante ne sax dañ ko ràññee woon lool ci kuréel bi ñu duppee Al-Qaïda foofee ca Maghreb islamique moom sax tuuram ràññee nañ ko woon lool ci ñeenti at yu jot a génn ci ay cong yu bëri yu jotoon am ca région ba ñetti fan yi ñu jot a génn réseaux sociaux yi ak presse internationale daa dañu wax ci génn ko àdduna ki di Ba Ag Moussa waaye tey aljuma ci ministre des armées Florence Parly daal dina ko dëggal moom sax ñu ngi ko doon rey ca région bi nekk ca Ménaka
Tamba nekk tamit ci ñetti frontière Mali Burkina ak Niger bataaxal ba nga xamante ne moom la l'armée française daal di fësal dafa daal di jàpp ne rek ni ki di Ba ak Moussa ab chef militaire bu kuréel bi ñu duppee groupe de soutien à l'islam et aux musulmans maanaam kuréel ba nga xamante ne day jàppale diine islam ak ay jullit opération bi force Barkhane moo ko daal di amal ni ki fukki fan ci weeru novembre ci jeexitalu bés bi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi. téeméer ak fanweer doomu aadama ñoom ñoo daal di ñàkk seeni bakkan ak it lu jege ñeenti téeméer doomu aadama daal di jëlee ay gaañu ci attentat yu 13 novembre 2015 foofee ca France gannaaw fukki jihadiste français ak belge ba ñu congee Paris Bataclan wetu ay bar ak it Saint-Denis boole ci sax wetu Stade France yile attentat kuréel bi ñu duppee état islamique nee na moom moo ko buboo ci ñetti commando jihadiste yi kenn rek moom mooy dund jamono ji moom sax daa nañ ko teg loxo foofee ca Belgique niki atum 2016 moom dana taxaw ci kanam attikaay ba ca réewu ko France niki atum 2021. mangoog yegsi nañ ci xibaar yi ñeel tàggat yaram ñu fas yéene ci feggoog Djibril Niang Djibril ñu ngi lay nuyu. am nañu mbégte fas yéene ànd ak yow ci sport ñu fas yéene ko door rek match Sénégal ak Guinée Bissau bi la yoon Sénégal ay dem ca Guinée Bissau. mi ngi noonu Abdoulaye ginnaaw kon bañ amee seen ndaje kon ndiki kon bés yi ñu génn foofu la see stade Lat Dior bu Thiès kon ñaari équipe yooyu di Sénégal ak Guinée ni ko waxee dinañ dajawaat ndiki kon dimanche ginnaaw ëllëg si match retour bi yemoo ak ñeenteelu bëccëg bu chambre éliminatoire CAN Cameroun 2022 ci biir loolu nag bi la match dina doon match bu nar a jafe bu ñu sukkandikoo ci seen capitaine di Kalidou Koulibaly ñu daal di koy teewlu ci micro fédération sénégalaise bu football. On savait que ça allait être un match difficile, surtout avec l'horaire. Jouer en après-midi, il y avait beaucoup de chaleur. Après, les organismes devaient beaucoup s'habituer et on n'a pas. xamoon nañu dina doon jongante bu métti rawatina ci ngoon biñ ko joué ak heure buñ ko joué tamit organisme yam miinaguñu heure boobu naaj bi dafa tàngoon waaye nag jongante bi dafa amoon solo gannaaw bu ñu laajee si jongante xaritoo bu ñu doon amal ak Maroc ñun bëggoon nañ bëggal suñu supporters yi bëggal suñuy bopp waaye tamit am ay poñ lu jëm ci éliminatoire yooyu la lii tamit day tax ba ñu gën a am confiance toog nañ lu toll ci at te équipe nationale joué wul dina tax ñu gën a trouver suñu automatisme yi suñu diggante waaye tamit jongante retour bi xamoon nañ dina métti waaye dinañ def suñu kéemtulaay kàttan ngir gagné ko ndax am ñetti poñ dina tax ñu qualifié loolu dinañu amal solo lool sax ñun nag lu ñu gën a amal solo mooy nag am ñetti poñ yi ndaxte ñu continuer suñu invincibilité bi nag maximum de points ci biir groupe I bi nag dinañu amal njëriñ waaye nag foofu nag du yomb ñoom tamit seen système yi la ñuy teg métti na trop di jouer chez eux comme fait tàngaay bi dafay métti lool ndaxte jongante yi dañ koy tegaloo lu weesu jongante ñi amal ak suñu équipe nationale championnat yaa ngi foofu léppay tegaloo kon nag day gën di métti waaye nag ñun dañuy def suñu kéemtulaay kattan ngir gagner bii la jongante. Voilà, c'est ce qu'on cherche depuis le début, la qualification le plus rapidement possible. Pour l'instant, on a fait un sans faute et on aimerait bien continuer dans ce chemin-là et j'espère qu'on ira là-bas pour prendre les 3 points. Mais... Abdoulaye mu nekkoon Kalidou Koulibaly di capitaine gaynde yi moom nag ay kàddoom ki di Serif Sidi Alxeiri Aidara moom moo ko tekki kon si fàttali Abdoulaye Lions yooyu sax ñoom dinañ utali foofu la sa Guinée Bissau li ne man nag ni ki ëllëg lay nekk samedi gi bu ñu xëyee si suba waaye nag tey dinañ defal seen tàggatu gu mujj foofu la sa stade Lat Dior bu Thiès. mangoog bu weesoo match Sénégal Guinée Bissau ñu ngi waajal yi tamit yeneen jongante yoo xamante ne jëm na ci éliminatoire CAN. waaw ba léegi mu soxal nag wàllum ñeenteelu bëccëg kon bu éliminatoire bu CAN Cameroun 2022 si yooyu la jongante nag seen lim toll na si juróom benn bokk na si ñoom Mali ak Namibie teg si Afrique du Sud ak équipe bi de kon di Sao Tomé Centrafrique moom dina laale ak ñii di waa Maroc ñii di waa Tunisie Tanzanie la ñuy jonganteel yooyu la masa nag juróom-ñeent yooyu la dinañ door bu 19h jotee yeneen si ñaari jongante laata loolu mu di Niger ak Éthiopie waaye te nag noonu Bénin ak Lesotho yooyu la ñaari jongante nag Abdoulaye dina door bu
ñeent waxtu kon jotee kon yile juróom-benn match moom lañ jàpp kon niki tey si àjjuma gi laataa ñu koy ndar képp niki ëllëg samedi. ma ngoog Djibril Niang ci wàllu navétane ca Sédhiou lañ jëm ASC Tessito moo fa daan wali daan. waaw li ni mel nag ab tournoi la boo xamante ne nag waa COJER bu Bounkiling ñoom ñoo ko doon amal li ni mel nag ginnaaw ba ñu toogee bër lu yàgg te jongante wuñu ñoom kon ASC yi subaatoon nañ si terrain yi waaye nag bi la tournoi kon bañ ko amalee équipe bi la di Tessito ni nga ko waxee moom moo gàdd ndam li lu toll si 2 bal si benn si kanam équipe bi la di wali daan ci biir loolu nag bi dee match ba mu jeexee ñoom it daan nañuy prox ndoll si boobu de occasion wax ni kon li ni mel nag tax na ba occasion la woon si ñoom ngir ñu del si waat si wàllu manque jumtukaay yi nga xamante ne Abdoulaye am na foofu la sa Sédhiou li yëpp Lamine Bayo tënk na ko si ab reportage ñu teewlu ko. Les activités sportives reprennent à Sédhiou par le biais des tournois. Ainsi, la COJER communale de Bounkiling a organisé cette rencontre qui met aux prises l'ASC Walidane vêtu en rouge et l'ASC Tessito en vert de la même ville. Après les tentatives ça et là, finalement le score tourne en faveur de... Abdoulaye mu mel nag élément bi dañ jàll kàllaamay nasaraan la kon nag olof bi bu yembee rek dinañ ko teewlu ak balaa yàgg. waaw ca Sédhiou xam nga football fës na fa lool tournoi gànca doon amal ak ASC Tessito ma daan wali daan la ca tukkeek football baak nu mu demee yëpp incha allah suy naataango ba ne ca Sédhiou Lamine Bayo moom lañ ci àndal. bu fekkee ne yemb na ci machine bi jàppandegul daan ci dikkaat na mu gën a yaatoo ñu desandi tamit ci wàllub Europe ak li ñu duppee Ligue des Nations mel na ni tàmbaliwaat na kon Abdoulaye ndiki ëllëg kon sax la fas yéene doon ginnaaw ba ñu sooboo ñoom yenn si équipe yooyu la kon ndiki bis yi ñu génn si ay match xaritoo kon ndiki ëllëg dinañ door seeni compétition yooyu la di Ligue des Nations mu yemoo kon juróomeeleel bi bëccëg bi kon nag bu si gën a fas bokk na si Portugal bu Cristiano Ronaldo moom dina dalal équipe bi la di France bu ñoom Kylian Mbappé bi nga xamante ni moom sax si ab ndërmeelu la jógee lu yàggul si kanam équipe bi la di Finlande te Finlande daal di koy fekki France daal di koy daan 2 bal ci dara bi la mas nag dina door bu 19h jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom beneen si jongante it bu nit ñi di xaar bokk na si diggante Allemagne ak Ukraine waaye it Suisse bu fas yéene laa rek équipe bi la di Espagne sax si boobule groupe am moom moo jiitu ñii di waa Allemagne kon Allemagne tey dina def kéemtulaay kattan kon ni que la kon ngir daanaka gàddu ndam di beneen si jongante bokk na si Suède ak Croatie ñoom kon jamono ji France ak Portugal ñoom ñoo leen jiitu si boobule groupe kon si ligue kon boobule kon si ren si jongante Abdoulaye ñi ngi koy gisee nii bokk na si Malte Andorre Saint-Marin Gibraltar waaye it Azerbaïdjan ak ñi di waa Monténégro Chypre Luxembourg lay dalal Île Féroé day fekk ñi di waa Lettonie kon mu mel ne Abdoulaye li moo fi nekkoon si wàllum xibaar soxal wàllum tàggat yaram ñu ko fi yemale xam naa ba beneen yoon. incha allah ñu ngi lay jaajëfal Djibril Niang ci xibaar ñeel tàggat yaram mbokk yi yegg si nañu ci jeextalu xibaaru digg bëccëg gi li ci yéen a kaay yeeg Omar Bun Khatab Gueye. ay duma Walf Quotidien xëy ne kii di président Macky Sall nangu na ni la ñu waroon a def ci wàllu liggéey ngir mën a téye ndaw ñi ba dul mbëkk gàlloo ca yi fii ci mim réew du Sénégal maanaam jox leen ay xëy loolu am na lu ci nguur gi waroon a def te defu ko te nguuru Afrique yi war nañu jug nag fa seene ko toogee waxtaanee ko ngir mën fi téye ndaw ñi ndaxte ndaw ñi nag seen dem bii nii dem di faatu ñàkkum xëy ca la ak ñàkkum tàggatu ngir mën a jàppandal foo xam ne dinañ fa mën a am lu ñuy suturloo fii ci mim réew du Sénégal mu ne yenn ci xëy yi fi jot a am ay xëy la yoo xam ne rek ña koy xëy weer wu ne leen yaakaar waaye war nañu def yeneen i pexe ak i feem ngir mën a fexe ba ndaw ñi am lu jàpp ba mën a toog ba du ñeewaa Europe bay faatu ci géej gi naan Barça wala Barsax nee na Fatoumata Tall mi ñu dénk wàllu ndaw ñi ak Dame Diop mi ñu dénk wàllu xëy mi kon seen kàddu yéen yëkkati woon yéen i kaay front de terre bi ne président Macky Sall dindi na ko ci réewum France te réewum France googile ci la président Macky Sall jàkkaarloo ak Emmanuel Macron wax ko ñetti dëggam ci kàddu yi muy yëkkati di ko jagleel islam naan na lu kokkali ki di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tontu bi ko Macky Sall tontu ci yéen i kaay bi di Vox Pop mooy nana jox ku ne gëddam jox ku ne war maam ndaxte nag wutee mënta ñàkk naam waaye bu ñu waxtaanee mën nanoo juboo mu ni ko bokkuñu ay aada bokkuñu ay cosaan waaye mën nanoo ànd mu ni ko man Macky Sall man africain la yéen ay européen ngeen teewul tey ji ñi ngi toog ci benn taabal kon suñu wute googulee warul jur ay xas ak a xaxar wute nag mënta ñàkk waaye nañ ko nangu di kàddu président Macky ci yéenekaay bi di Le Soleil yéenekaay bi di La Tribune ne ci kanamu tubaab yi xamal leen na li islam bii ñuy dingat ak di ko kokkali moo njëkk a nekk victime ci terrorisme ndaxte yenn saa ñu fekk ay nit ci jàkk ak i juma ñuy
julli ñoom ñëpp ñu ànd boobu leen ñooñu def loolu le nan la leen mën a tuddee lu dul terrorisme ci Vox Pop président Macky Sall wax ci Nations Unies di mbootaay xeet yi ne Afrique gëdd gi nga ko ci waroon a jox dafa néew loolu ci ndaje mi mu demoon ñuy waxtaanee jàmm fële ci réewum France ndaje moomi le mbaa président Macky Sall siifewu fa ay accord di ay déggoo yu jëm ci jaay sunu géej gi yéeni kaay bi di la Tribune ne scandale de trop lii ëpp na jamono yi xale yi di mbëkk gaal loo cay di dem ñi ngay déggandeem ci xibaar ne sunu nguur ak ñi fare ci donkaasi gi siife nañu ay accord ak mbootaay réewu Europe yi lu toll ci juróom fukki junni ci ay tonnes ci sunu meññeef yi jóge ci géej gi la Macky Sall jox ndigal waa Europe ngir ñu mën kaa nekk ci diirug juróomi at ñu ngi nekk rek ba mënatul am sax yaaboo yi moo tax ñi di nappkat yi mbëkk nañu gaal loo cee ngir dem ca tugal kàddu yooyu la nag ministre bi ñu dénk li jëm ci wàllu napp bi di Aliou Ndoye moom dakaa weddi nag taxut a set yéenekaay bi di Libération ne ndaw ñi ñi ngay wéy di mbëkk gaal loo yi yéenekaay bi def ci ay gëstu ci ñooñu di mbëkk gaal loo yi ak lan mooy seen mujj lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ay migrants dellu si waat nañ fii ci mi réew di Sénégal ci diiruk ñaari fan kii di duudu fukki at ak ñeent bàyyam joxoon ko 250 000 ngir mu dugg ci gaal yi ngir mën a fubal ci Europe tekki bàyyam bi tuumaal loolu le la ma yëkkati ci kanamu enquêteurs yi ko doon cax mi càqi wax na ko waa Libération mu mel ne dañuy yokk ci xarmi karaw yéenekaay bi di Rewmi Quotidien ne ñi di Union européenne di mbootaay réew Europe yi taxaw nam temm ngir mën a dàq moodu yi amul kayit moo tax kii di Mamadou Diop Decroix yëkkati na ab bataaxal di ab question d'actualité jébbal ko kii di Moustapha Niasse moom Decroix nan wax ay waxam ci yéenekaay bi di Direct News yéenekaay bi ne Mamadou Diop Decroix jamono yi moom mooy doxal kii di président Macky Sall ay yónneen El Hadji Malick Gakou nag nekk ci xiini miini Abdoulaye Wade ñu taxaw ngir def ko chef de l'opposition ngir mën a néewal doole kii di Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko moomi le yéenekaay bi nee na ñenn ci ñi mu àndoolan samp parti bii di Pastef Macky Sall ma ngay waxaale ak ñoom ngir tàqale leen ak Sonko bu boobaa Ousmane Sonko jubbu boppam képp lay demee seeni bopp mi ngi ne fàng ci yéenekaay bi di L'Observateur di Idrissa Seck Moustapha Niasse ak kii di Aminata Mbengue Ndiaye dugub Idrissa Seck yéenekaay bi di L'Observateur jàngat ko ne mën na yëngal lii di Benno Bokk Yaakaar ndaxte kii di parti socialiste ak AFP ginnaaw ban fekkee kii di président Macky Sall du ñàkk ni da leen a peese natt leen ba xam ne gaay yi ni matatun du tudd matatun tabas mu indi Idrissa Seck mu ruur ci seen biir loolu lan la mën a indi ndax Idrissa Seck moo mujj a teew na waaye jamono yi raw doon roppi kii di Aminata Mbengue Ndiaye idi moomu le nag di ab libéral bokk weer di politique ak kii di président Macky Sall yéenekaay bi di Walf Fadjri ne Macky Sall daal gaay yi nee nañ cuune la waaye yenn saa nag mu wone ak ngar mi loo xam ne jafe woon na lool Abdoulaye Wade maanaam dajale ñi bokk weer di libéral bokk ci njabootug libéraux Abdoulaye Wade jéem na ko ba sonn waaye mbir mi lu jafe woon la loolay wane ni taalibe bi romb na sëriñam sëriñ Macky Sall waxal ci coow li dox ci diggante école yi ñuy faye ak ña cay faye ginnaaw ñetti weer yoo xam ne mbas mi moo tax jàngiwuñ woon ñu bëgg leen a fayloo surtout a dellusiwaat ci na coow loolu le ñeel weeru mai avril ak juin moo ne déggoo amoon na ci diggante waajuru ndongo yi ak école yi ñuy faye di privé yi diggante privé yi ak waajuru ndongo yi bu doon ni ab say tas na yéenekaay bi di Le Témoin ne école privée yi taxaw temm ne na leen fay ñetti weer yooyu la burul loolu le xale yi duñ jàngi yooyu la école privée laïque ak confessionnel fii ci réew di Sénégal ñoom ñëpp ànd nañu doon benn ngir mën a addu kalpe yéenekaay bi di Le Quotidien ne njàng mi ci at mi mu fas yéene door benn at la mu am ay junni problème yooyu la nag ngir mën ko dakkal yéenekaay bi di Le Témoin jox kàddu Mamadou Talla di ministre mi ñu dénk wàllu ko njàng mi mu ne ngir régler coow lu am jëm ci wàllu ko njàng mi ak jafe-jafe yi mooy ñu toog ci ab wërngalu taabal ngir mën a waxtaanee lépp ndaxte ne garabu réeroo sémm ñu waxtaan mooy li koy gor réero amul ñàkk waxtaan am ñu ngi koy jaajëfal Omar Bun Khatab Gueye mi ñu doon dégtal xibaaru yéenekaay yi mbokk yi ci noone ñu fas yéene soo bokk ndeen ci njeextalu xibaar yi bu nees gisee lay doon mi journée bi Pierre-Edouard Faye di ci dalal docteur Malick Diop bu AFP bu nees gisee lay doon jaajëfal Issakha Diagne mi ne woon ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yéen doog jàmm ak programme Baatu Askan Wi yal na jàmm yàgg ci réew mi